association handicapé yi ci réew mi kenn demul mu des dem naa bari si xale yaa nga fa école surmi yee ngi Kolobaan loolu wër na ma ni demal ba kees kaay finance nga fa ndeysaan dugal ba ca biir xale yi silmaxa xale yaa ngi jàngi góor salaamaaleykum mbokk internet yi Coumba Lamb TV tey dañoo ñëwoon fii ci Bargny am suñu benn invité boo xamante ne Soxna Diarra la tudd te émission bi nag ñu ngi koy woowee vie des handicapés léegi dañuy dox tuuti dem si Diarra mi xamante ne moo doon invité fa la ñuy doxantu léegi suivre ñu ci Coumba Lamb TV. soo duggee ci réew mi doomu aadama yaa ngi taxawaaloo soo duggee ci réew mi doomu aadama yaa ngi taxawaaloo xam ngeen ni laa ko duwee soo duggee ci réew mi doomu aadama yaa ngi taxawaaloo silmaxaa ngi ci biir njàccaari gaañi yërëm leen ko comme ni leen ko waxee woon rek sànq nee nañ dañuy ñëw ci Soxna Diarra suñu invité bi léegi nag damay ñëw bàyyi leen ak Soxna Diarra mu présenté wu Soxna Diarra maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay man la Mame Diarra santé bi nag dama kaa jàng enseignement laa ko defee 3 ans génn dégg ñu naan daaw isaan ma ñëw fii di jàppale xale yi muy kër gu rafetal bi ma ñëw fii di leen jàppale si liggéey bi. lépp lu ma xam enseignement ñëw jox ko élève bi. macha allah Soxna Diarra mais balaay ñuy sori dama bëgg xam carrément kan mooy Soxna Diarra Soxna Diarra nan la def ba yegg si fii mu yegg si nii loolu laa bëgg xam. Soxna Diarra de ma ngi nii doon ko doy waar bëgg solo tamit lu mu dégg na lii nag da siy làmbatu ba daj. waaw bu ñu waxee loolu mooy que Soxna Diarra nee na nit ku simple la nit ku doy waar waaye tamit ki mu dendal moo ko gën a doy waar ba tax na tey ñëw fii ci centre bi Soxna Diarra dama gis ne yow yaa ngi liggéey bu rafet macha allah dama lay laaj yow liggéey bi ndax Bargny rek la yem wala dafa dem ci monde bi wala day tas wala est-ce que yow yaa ngi ciy gis sa bopp te état bi est-ce que ñu ngi lay dimbali Soxna Diarra. état bi moom dimbaliwuñu mais liggéey moom mën naa ne Bargny nga la yem yeggagul fenn te li ñu naan nit ki boo gëmee sa bopp moom fi nga bëgg a yem fi nga bëgg a dem di nga fa yegg peut-être bis na ñëw ñëpp xam ma état beeg lépp parce que nii moom dangay sabablu rek suñu borom moo ngay jàppale. waaye Soxna Diarra nee na kenn dimbaliw ko état bi dimbaliw ko loolu daw na yaram ba tax na dama leen di wax rek ñun waay laago yi dañu yor suñu doole di ko liggéey duñu nekk ay laago rek war a nekk duñuy tëdd suñu nekk duñu liggéey dara dañuy daan suñu doole bañ koo xamante ne dañuy yëpp wala ñuy ñàkk de respect ba tax na Soxna Diarra tey jii dama am contentement loolu ci moom donc man sax am naa mbégte bu bëree ba tax na ni ma ko fekkee nii macha allah Soxna Diarra doon koo xamante ne nii macha allah ku firi daal ku firi la amul loo xamante ne da koy stressé wala Soxna Diarra dama lay laaj yow sa liggéey bi ak xale yi nan nga koy dundee ak xale yi ndaw yi. liggéey bi ak xale yi moom doy na waar trop parce que kaadagat kaala dangay wax a wax ba sa kuddi métti mais nice maa ngi koy gérer. macha allah yaa ngi koy gérer waaye dama lay laajte Soxna Diarra yow boo demee seen kër wala seen waa kër yow nan lañ lay xoolee ak liggéey bi ak nan la ñuy habitué ak yow ak nan ngay adapté ak xale yi xamante ne ñun waay laago yi buñ ñu rombee dañuy xeeb loo daal man loolu laa lay laaj nan nga koy dundee. man moom jàppe mu sama bopp handicapé parce que dama daan dox nit ki moom lépp li nga jàppee sa bopp rek moom ngay gis muy li may wax rek lépp li ngay xool moom ngay gis
te pour man nit kuy dox laa bañ naa ko ba fi nit ñi dem man dama fay dem li nit ñi sol man dama koy sol te pour man daal man tegu ma sama bopp handicapé suñu waa tamit nice jàppee ñu ma handicapé du kenn nit ki moom li nga xool si nit wet te moom ngay gis. macha allah li nga wax am naa ci contentement bu baax a baax ma lay wax ne handicapé du ñàkk mën a dox mooy handicapé wala nga yor bekke mooy handicapé wala nga toog sa kër xanaa xamoo handicapé mu ngi ci biir nit ñi di dox di lekk di naan di dox ay soxlaam te kooku moo gën a doon handicapé que ñun ñii handicapé bu comme soxna Jaara ni mu ko waxee ñun duñu ay handicapé parce que ñu ngi dox di daan suñu ay doole di ñafe ngir bañ koo xamante ne duñu yëpp surtout ñun jigéen ñun handicapé bu jigéen pour ñu utiliser ñu wala ñu jox ñu ñàkk ñoo jox respect day yomb ci ñun ba tax na ñun dañuy daan suñu doole dama leen di wax yéen gouvernement bi laay wax sax nag ndax soxna Jaara nee na ci ay waxam benn autorité ñëwul di ko dimbali benn autorité ñëwul di ko xool liggéeyam bi macha allah soo leen ko xoolee di ngeen ne lii handicapé liggéeyu ko non non handicapé moo ko liggéey pourtant li nekk suñu xel yi moo raw sax ñi xamante ne duñu ay handicapé macha allah ba tax na dama leen di wax rek waa soxna Jaara li ma lay laaj mooy meeru Bargny bi ndax mës na def découverte ne ñun handicapé yi am nañu soxla wala mu ñuy dimbali ci benn côté ndax loolu mës na am. nee nga bëgg ñi moom mosuma kaa gis di nga xam ne moom yenn man lépp dama kaa bëgg amal sama bopp du ma yaakaar si kenn parce que fii koo fi yaakaar yàlla nga yaakaar. macha allah ko fi yaakaar yàlla la yaakaar ba tax na li ma lay wax rek yow monsieur le maire lii Jaara wax daw na yaram ndax tamit nit boo nekk ci biir dëkk du ñi di dox rek ngay amal njariñ mais ñun ñi xamante ne dañuy manqué war nga ñëw mën a dimbali ka li ñuy dimbalee moo war a gën a ëpp ñi xamante ne ñooy dox seen soxla te pourtant ñun ñoo war a gën a am mën yërmande ci yéen que ñi si des mais tamit yaram daw na monsieur le maire li ma lay wax rek mooy que nga xool sa gannaaw te xam ne ëllëg am na ñun handicapé yi nee nga yow monsieur le maire li ma lay waxaat rek nee naa la émission bi du doy fii ndax dinaa la invité ndax Soxna Jaara li mu wax keneen ak keneen dina ko wax te bëgg naa loolu nga leeral ñu ci bu baax waa Soxna Jaara dama lay wax nag émission bi nan nga ko dundee ak ban kii nga si am ak émotion bi nga ci am ak nan la mel ci yow ndax bett na la wala bettu la. émission bi bett na ma parce que yaakaaruma ko woon li ñuy wax rek lu ma bett man la mais yàlla baax na. macha allah du la bett man la te liggéey balaa yu baax rek nit bett la nga wax li xamante ne moo fi nekk gaa bi ñu duggee jël nañu ay éléments yu bëri jël nañu ay élèves yi xamante ne Soxna Jaara moo leen formé te pourtant boo ko gisee danga naan lii ku mat sëkk moo ko liggéey te ñun ñii ñoo ko liggéey ñun la waay laago yi waaw may nuyu bu baax tonton Youssou parce que lii tamit bu jaaree nii moom la Naar Fall duma la fàtte président des handicapés maa ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah Sega Fall duma la fàtte waaye fii la si télé bu baax bi muy Kumba Lamb TV mu ngi nekk fay ci Tëngéej di nuyu suñu jiit tonton Fodé duma ko fàtte mukk tonton Mangor aussi duma ko fàtte sama doom baay duma la fàtte maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu kilifa diine yi xamante ne ñoo ngi fi ak kilifa aada yi di nuyu ñi nekk ci loolu hôpital yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla may leen tan bu baax ñi nekk ci prison yi aussi ñu ngi leen di ñaanal yàlla génn leen fa ngeen nekk ndax aussi tamit metti na waaye muñ leen di nuyu ñi xamante ne ñoo ngi ci dëddu ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana te woyoful suuf seen kaw waaw macha allah ñu ngi dem di publicité tuuti après ñu ñëwaat. Fasala
bañ demee di publicité ñëwaat nañu ci Soxna Diarra nee naa la waxtaan wi du jeex ndax Soxna Diarra li ñu ko war a laaj moo bëri Soxna Diarra yow dama lay laaj sa njàng mi ban at la débuté ak bi nga koy commencé ban kii nga ci daj ba yegg si fii ñaata at nga ci am. 3 ans laa ko jàng 2014 laa dugg 2014 2015 ma pare parce que enseignement première année nga fay def deuxième année troisième année ci laa génn enseignement mais te bu ma génnee tamit taxul ma toog fu ma daan xam dañ fay liggéey ñu fa daan dem di xool ba yàlla boole maag ñu si jonn waa daaw islam ñu nekk di jàngal xale yi. waaw nee na 3 ans la génnee fi mu ko génnee mooy centre bi nu mu tudd EMP Bargny yow Soxna Diarra dama lay laajaat comme sànq rek xale yi ak jàng xale yi nu mu méttee ndax xale yi ñoom seen yaay dinañ am ñëw di la neexal wala di ñu lay fay nan nga si ak yan jafe-jafe nga ci am. fii moom amul fay dañuy def rek te ngir yàlla. xale yi 8 heures la ñuy ñëw. ñu jàngal leen ba 1 heure ñu pause ñibbi. 3 heures dañuy gon suwaat wàcc 6 heures mais amul fay da ngay def rek te ngir yàlla. waa gis naa tamit yeneen produit yoo xamante ne comme ay caq ay mbaxana ak ay yëre xale ñu koy kii fii liggéey fii yow liggéey bi ak nan nga koy defee ak matériel bi ngay liggéey yi fan la jóge ak nan ngay def ba am ko ndax yow da nga cee am ay sponsor wala dafa am ñoo xamante ne dañ la ciy jàppale ci côté boobu. liggéey moom kenn jàppale moom si ba ma ñëwee fekk fi bagage yi ci laa xool ma xam ne mën naa si liggéey école moom suñu lay jàngal duñ la jàngal lépp. lu bëri maa ko def sama xel. demal sama bopp. liggéey ay produit laa fekk liggéey ko. xale yi da ngeen si jàngal. ñëpp ñu koy mën parce que lépp lu ma mën a def bëgg naa keneen mën ko ëllëg. macha allah waaw damaa gis ne. yor xale dafa metti te il paraît que gis naa fi ñeneen ñoo xamante ne ay éléments lañ ci centre bi ndax ñooñu lan lañ ci centre bi ndax dañ lay jàppale. waaw am nañ ci ay accompagnatrices parce que wali moo nekk directeur bi mu tegu ci madame Ndiour ak man am na ñeneen ñi fi nekk tamit mais xam naa dañoo génn buñ fekkoon da ngeen gis. waaw baax na léegi nag dama lay laaj yow est-ce que yow sa produit bi boo koy defar ba pare ndax di nga dugg ci marché yi di dugg ci boutique yi di leen wane yow sa liggéey da nga koy utiliser te yaa ngi koy jaay ba xam ndax ñoom nañ la jàppale ci côté boobu yaa ngi dugg ci marché yi di dugg ci ay boutique. waaw bu ma defee pare dinaa wane man am naa téléphone dama koy photo dugal ko ñu bëgg ñu commande ma mais à part le moom kenn financé wu ma dara kenn financé wu ma lépp maa koy def sama bopp. ci li nga wax nii macha allah ay rob yëpp maa ngi ci ndax yow liggéey boobu carrément yaa ngi ci gis sa bopp sentir nga si sa bopp bu baax ba tax na seere yàlla ba tax na boo gisee leneen rek danga koy jël wala dangay continuer sa liggéey. liggéey bi sant naa sama bopp parce que yaakaar naa bu ma toogoon maa ko am. te maa ngi débrouiller di liggéey. kon yaakaar naa ñeewuma te ci liggéey. baax na nee na ñëwul ñii di liggéey man aussi maa ngi ko ci lii bu baax parce que tamit comme li ma lay wax rek nee nga waxtaan du doy parce que émission bi suñu émission la ba tax na lu ma la ci poser ay question rek du doy ndax chaque émission rek ak ñun ñoo ko moom ñu la ciy laaj ba tax na man duma la bàyyi benn yoon di la laaj yow Soxna Diarra ndax liggéey bi am nga ci ay xarit am nga ci ñoo xamante ne ni xam nga leen ñu am ay am seen situation baax na ndax dinañ ñëw ci yow
di la dimbali benn côté. liggéey bi moom li ma la wax sànq rek kenn finance moom si commencé ba tey yu bëgg maa koy defal sama bopp xanaa yu su joon bagage bi nekkoon ma defal ko. waaw nee na carrément nee na moom kenn dimbaliw ko kenn jàppalew ko dëgg la parce que tamit nit comme li ma lay wax sànq rek ku ci nekk yaay demal ca bopp ba tax li nga bëgg nga mën koo am donc nag leneen li ma lay laaj mooy que comme sànq nee naa la ay xarit tax am nga ko ndax am nga xarit. am naa ay xarit ba am naa ay xarit yi nga xam te ñoo génn enseignement bu ñu amee liggéey dañ koy bokk toog liggéey ku nekk nga xool loo si am ndax jamono bi ñu toll nii kenn fi lu kenn dara yaay fajal sa bopp say soxla. macha allah li mu wax leer na léegi dama lay laajte ndax yow sa produit boobu Bargny xam nga déjà nee nga Bargny rek la yem. te bëgg naa yow sa xarit yooyu xamante ne ñoom ngay waxal. mën nañ jël sa produit di la ko tasal di la ko tasaareel pour que yow nga gën a améliorer ñëpp gën laa xam. dama lay laaj aussi ndax centre bi am na ay këyit yoo xamante ne ni ba tey jii foo ko bëgg a yegg rek mu yegg fa. waa centre bi am na ay këyit macha allah am na ay këyit kay am na ay këyit baax li may ñaan daal muy su ma gisee ku ma dimbale mu dimbale ma mu yokk fii te si réew mi daal moo gën parce que yambal ñeget man su ma soñoon du yem fii. li mu wax leer na nee na carrément su sañoon liggéey bi du yem fii te tamit kuy liggéey ku nekk ñaan nga yàlla sa liggéey amélioré ba tax na soxna Diarra du ma bàyyi di la laaj parce que man moom damaa mën a laaj animatrice bu mën a laaj laa waaye soxna Diarra dama lay laaj yow sa comme ni ñu nekkee nii man ak yow tey jii am nga ñoo xamante ne dañuy ñëw di la wax ay waxu mbëggeel daal comme wax la ay waxu jëkkër xam nga rek ñun ay jigéen lañ ndax loolu dana am waaw wala déet. loolu moom day am parce que yaakaar naa benn jigéen ñaaw ku fi defa bu dem am na ay copain kay. macha allah kon nag gaaw leen ngeen ñëw si soxna Diarra ndax macha allah am na jom am na fulla boo xamante ne benn góor du ko yab ba tax na yéen ñi xamante ne yéen ñëw di bëgg soxna Diarra ñëw leen bu gaaw ñu daal di xew-xew mi macha allah émission bi moom il paraît que léegi mu jeex dañuy waxtaan wax rek di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar ci beneen émission ci beneen invité macha allah bu baax a baax soxna Diarra dama lay wax sa tàggatoo si émission bi. sama tàggatoo moom lenn la maa leen di sant di leen gërëm waaw bu ngeen neexoon doo leen déplacé di ñëw fii si des mooy handicapé ñu gëm seen bopp xam ne nekkul dara bu ñu gëmee suñu bopp dañ siy génn bañ a jàppe suñu bopp handicapé man moom soxna Diarra jàppee mu sama bopp handicapé parce que soirée bu jot damay dem ba ne danaa man yow dangaa lii dangaa la mais man lijjantiwuma ko li si des mooy gëm sa bopp xam yaay kan parce que lépp looy def nga gëm sa bopp suñu borom da ngay jàppale. merci beaucoup. waaw fii lay xewee ci Coumba Lamb TV moo gën a leer ci émission yi lii yëpp moo ci gën a leer Coumba Lamb TV mu ngi nekk fii ba Tëngéej waa di nuyu ñëpp koo xamante ne rek réalisateur yi caméraman yi sama doom baay maa ngi lay nuyu bu baax maam Ngor sama xuloo waale du ma la bàyyi gannaaw yow moom lu ma def rek am na loo ci wax waaye maa ngi lay baal merci beaucoup ci beneen émission. xam ngeen ni laago du wees soo duggee ci réew mi doomu aadama yaa ngi taxawaaloo xam ngeen ni laago du wees soo duggee ci gannaaw ba ñu defee émission bi nag nee naa leen émission bi du fi jeex parce que tey jii suñu benn papa jo ñëw na tonton Youssou Ndiol tonton Youssou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar il paraît que sànq bi ñuy def émission fekku la fi woon ba tax na dama lay jël tonton Youssou tey jii nan nga gisee centre bi. waaw salaamaaleykum fii moom li ma mën a wax rek mooy dafa bokk ci li nga xam ne ay mébét la yoo xam ne dañu koo am di ko doxal ci cadre bi nga xam ne moo ñu taxawal pour ñu mën a def lii parce que kuy def dara faaw nga xam ban cadre moo la permettre nga mën koo def li nag dafa am laytaay bi mooy organisation non gouvernementale bu tudd am job moo am agrément pour mën a def activité yu mel nii ci biir ay programme am mu tànn ci benn action bu mu tuddee A3P mooy protection prévention protection et promotion boobu mu jagleel que
bépp doomu aadama waaye mu génn ci benn pàcc bu ndaw boo xam ne jigéen ñi la ko jagleel loolu nag moo tax ñu ubbi kër gi biñ ko ubbee nag dañ ko def exclusivement pour les enfants les filles les adolescentes et les femmes de façon générale kon ku laal njaboot rek mooy kër gi loolu moo ko tax a jóg liggéey bi ñu fiy def nag yaatu na yaatu goo xam ne bu ñu ko xaymaa ci ñii fi war a intervenir kenn ku ne mat na une vingtaine de personnes ci misaal soo jëlee couture war na am ñu ci yëngatu soo jëlee dessin am na ñu ciy yëngatu soo jëlee art martiaux am na ñu ciy yëngatu soo jëlee li nga xam ne mooy économie vert am na lu ciy yëngatu soo jëlee économie maanaam commerce ak divers am na ñu ciy yëngatu soo jëlee xarala yépp am na ñu ciy yëngatu loolu nag moo waral lu ëpp ñaar fukki nit war nañoo mën a intervenir ci kër gi kiy jàngale arabe ñiy jàngale def renforcement de capacité ñiy def visite auprès des établissements scolaires ñiy def visite auprès des familles ñii nga xam ne sport la ñu yore lépp lu nit war a xam kër gi da ko fas yéene te di ko jàngal xale yi ñu nag ñu ngi commencé ci xale yu tuuti parce que li ñuy wax kër gi mooy Daaru Ihsan c'est une maison pour la perfection donc nag te comme mag ñi rëcc nañu moo tax ñu taamu xale yi loolu yëpp nag boo leen gisee ñu mën koo def te duñu fi ne y a une équipe qui est là une équipe très dynamique ñoo xam ne ñoo nekk sumba liggéey bi ànd ci ak ñun di ko def ki ci jiitu muy coordonner l'ensemble des activités mooy Walimata Diène amaana am na ñoo xam ne nag moom moo leen uuf di leen orienter ci li nga xam ne mooy philosophie bi ñuy doxal ci kër gi ci noonu la képp koo xam ne rek yaa ngi ci li ñuy liggéey am na pàcc boo yore damay jël misaal rek ki nga xam ne moo nekk ci sama wet moom moo yore la voix de la maison parce que journaliste la mais xale yi jàng yëpp moom moo yore seen jàng di ko saytu donc dafa mel ni dafay représenter répétiteur mais saytu jàng bi lay def terewul nag yaru xale bi moom la ñu gën a ciblé ñun fii capacitation de la personne moom la ñu visé nit war naa mën a ñaw war na mën ràbb war na mën jàng war na mën togg war na mën a béy war na mën a def coiffure war na mën a def teinture war na mën def sport mën na football yooyu yëpp xale yi dañ leen ko war a jàngal donc loolu moo tax kër gi ubbeeku kër gi daal këru xereñe la ñi ko yore nag mooy jigéen ñi Walimata Diène ak madame Ndiour bi taxaw ci sama wet ñu ngi leen di remercier ci li ngeen ñëw seet ñu di wax ne rek li ñuy def nii nag li ko lal yëpp mooy action 3P mais ci biir action 3P kër gi it am na un centre de formation de foot féminin kon boo seetee les métiers de l'avenir yi nga xam ne fa la àddina jëm ñun dañ koy jàppale jigéen ñi damay wax rek madame Ndiour ma jox ko kàddu gi mu clôturer le dernier mot madame Ndiour. salaamaaleykum na ngeen def ñu ngi si jàmm waaw man comme ni ko monsieur si Dione waxee rek maa fi coordonnatrice ici à Darou Ihsan maa fi boot à peu près tous les gens qui sont dans la maison muy ñi ciy yëngatoog xale yi loolu nag mën naa ne yàgg na yàggul parce que bu ma fi nekkee léegi yàggul am nañ ma fi jiitu woon mais yàlla def na depuis boobu ba léegi maa fi nekk kër gi moom jàmm ak salaam lañ fi nekkee aussi ñu ngi fi di liggéey bu am solo malgré que bari ñu bëri xamuñu ko mais d'après ni ñu commencé bi ma commencé ba léegi gis naa ne y a beaucoup d'écho parce que am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ba guy julankat ñu ngi ñëw fii di andi seen doom yi ñuy jàng couture gis naa ne écho bi mu ngi jàll information bi aussi mu ngi jàll mais d'abord damay wax aussi que ni Diarra mi fi toogoon sànq doon wax activités yi bu ngeen gisee li ngeen fi gis yëpp majorité bi moom moo ko réalisé xam nga mu ngi am mën-mënam lu muy def ak lu mu xam di ko mën di ko jàngal xale yi gratuitement moo comme niñ ko waxee rek kër gi moom looloo fiy dox gratuit dañuy def te yàlla tax xaaruñu si lu bëri si xale yi donc lii ñuy def si kër gi nii c'est pour jàppale jeunes yi la surtout les filles parce que ici on a que les filles dans la maison ñoom ñoo fi nekk amul ay góor liggéey bi ñu fiy liggéey nag bu ñu sañoon nag mu gën a yaatu ñu gën ko xam mairie Bargny bi aussi gën si dugal loxoom aussi produit yi ñu mën ko exposer partout dans Bargny bu mënee génn sax international parce que li ñu fiy def culture la tradition la te ñun ñoo ko moom jéegaaniwuñu ko fet te produit yi ñu fiy liggéey produit yu rafet la ñi ma fi àndal di liggéey nag bari nañ kenn naa ngi ni sama wet moom tamit madame Diouf la tudd Oumou Sankaré
mooy dimbali xale yi à ce que ñuy jàng di suivre seen cours yi yëpp moom mu ngi nii comme dama koy jox kàddu gi comme ça moom mu wax aussi li mu fiy def man moom mën naa à peu près rek loolu laa fi nekkee je coordonne li ñi di fi def yëpp si kër gi je vous remercie. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu gis nekk sa tur ak sa sant di rafetlu seen teewaay ci kër gi tamit man étant donné que je suis répétitrice ma engagé lépp lu nekk suivi scolaire en même temps je suis journaliste de formation donc kër gi ñu ngi naan Darou Ihsan waa maison de la perfection fii dimbalante la ñuy def te yàlla rek a tax lépp ci wàllum bénévolat lañ ko teg ñu ngi jàppale xale yi la plupart nag ay jigéen kese la ndaxte buñ ne Darou Ihsan lépp xam nañ li muy fi si tekki daal di wax jaa jarut da bëri ndaxte ku gis fii liñ fi def rek xam na ne ñu ngi jàppalante daal di tamit ziare soxna Jaara mi nga xamante ne lépp lu fii nekk rek grâce à moom la ndaxte ñëw nañ fi accueillir nañu jàppale nañu te lépp luy tricot broderie yi ci loxoom la jaam macha allah ñu ngi leen di remercier daal merci beaucoup. merci kaddu yi rafet na macha allah donc li ñuy tëjee rek mooy que suñu temps jeex na waaye tonton Youssou du ma la bàyyi ndax dama lay laajte ak centre bi li mu rëy rëy yëpp ndax am na ay autorité wala maire Bargny boo xamante ne ñëw na pour jàpp ci loolu. waa loolu madame Diour dellu si na si sànq mais dañuy wax rek ñun les bonnes pratiques yi nga xam ne moom la ñu engagé wu di ko def. maire yu Bargny xam na centre bi yëg na ko ndax xale yi demandé nañu audience bind ko lettre loolu firndeel na xam na centre bi mais ndimbal bi nga xam ne moom nga ma laaj ci ñoo xam ne ñu ngi dugal seen loxo ci kër gi mën naa wax ne wëli mën na ma ci wax mais daanaka daal benn partenaire la ñu am boo xam ne songa nañu ñu ngi xool nan la ñuy jàppalantee mais en dehors de tout ça li ñuy def yëpp participation responsable maanaam ñun ñi créer en tant que organisation ak ñi fi nekk kenn ku ne mooy def sa xaalis ak li nga am nga mettre que à la disposition des familles qui se regroupent ici mooy waa Darou Ihsan binduñu kenn lettre ñaanuñu kenn demuñu seeti it kin nekkuñu ci réseau yi pour wane li ñuy def mais li ñuy def ki tax ñu koy def moom bés bu ko neexee dana ko yóbbu fi nga xam ne foofu la bëgg mu yem fa te ki tax ñu koy def nag mu ngi ak ñun ñu ngi ak moom ñoo nekk xamuñu fu mu ñu féete waaye xam nañu li mu ñuy defal loolu daal moom laa mën a wax woowuñu benn autorité ñaanuñu kenn defuñu dara yàlla moom yëf yi dana ko yóbbu ci ko ne ku mu neex rek dana jël xolam roof ko ci ndax yéen a ngi ñëw fi tey te xamuñu leen woon xamu leen ñu woon loolu moom yàlla la ne mu andi pour ngeen feeñal produit yi nga xam ne moom la jaar di def dans la maison ak sa vie dans la maison merci. macha allah kàddu yi am na solo ba tax na suñu émission bi tey dafa jéggi dayoo tonton Youssou ñu ngi lay gërëm di la sant ak sa élément yi xamante ne yéen moom centre bi yéen a ko formé waaye du ma fàtte mukk sama invité muy jaara moom dafa am kers trop waaye tamit maa ngi leen di waxaat ci beneen émission ak soxna Ndeye Fatou ci beneen ajjuma ak sama beneen invité merci beaucoup. ndeysaan ni association handicapé yi ci réew mi kenn demul mu des dem naa bari si xale yaa nga fa école surmi yee ngi Colobane loolu wër na ma ni demal ba kees kaay financé nga fa ndeysaan dugal ba ca biir xale yi silmaxa xale yaa ngi jàngi góorgóorlu ami